salaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñuy siiw ci Référence Actu ñu ngi kontaan di leen dalalaat ci seen émission gan gi tey nag émission gan gi ñu kontaan loolu dalal fi benn kilifa ba nga xamante ne honorable député la nekk kilifa diine di Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly Serigne bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Serigne bi ñu bàyyi la nga nuyoog suñuy internet. waaw maa ngi nuyoog mboolem Sénégal yi nga xam ñoo ñuy seetaan ci scène bi nga xamante ne la seen leer scène bi am solo. di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal kilifa diine yi di ñaan réew mi jàmm di leen sant bu baax ci ñëw gi ngi ñëw seet suñu pour ñu wan a waxtaan li nga xamante ni mooy soxal askan wi ak waa réew mi. waaw li soxal askan wi ak waa réew mi li ci njëkk te mu lëmbe réew mi mooy affaire Ousmane Sonko en tant que homme religieux mais aussi homme politique nan nga gisee lii xew nii. waaw li ma si njëkk mooy li nga njëkk wax rek moo si am solo mooy en tant que kilifa diine. en tant que kilifa diine. dafa am loo xamante ni daf nga ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp loo xamante ni dañ la koo wax te leerul la da nga ciy maandu. ñun li nga xamante ni moom lañ ci mën a wax ci mbir moomu noonu li ñuy dégg ni maanaam moom la ñuy tuumaal Ousmane Sonko jàpp naa ni loolu li nga xam moom la ko lislaam santaane gis na ni loolu amul mooy benn il faut que nga am ay nit yoo xamante ni yu maanu lan kenn ku nekk maanaam gis ko te fekk kos ca te loolu gis na ni. wéru amul comme amul nag ñun dañuy mën sukkandiku ci diine ni loolu ñu koy tuumaal amut. yàlla nag moom ku ne xam ne la muy moom mooy borom lépp. la muy fekke ak di ko man ak moo xam ko ñun xamuñu ko. waaye li ma mën a sukkandiku daal ci li nga xam moom la ñu jàngal mooy liñ wax ni maanaam moom mooy tax mu wér. loolu ba tey jii gisagun ku ni li am na te fekke ko kon jàpp naa ne ñun loolu dafay daal di dandu. bu dee mbirum politique tamit jàpp naa ne politique am na loo xamante ni ak tuumaal loo xam ne crime la. waruñoo mën a ànd. kon loolu lépp dafa nekk loo xamante ni tey ay jàngal la. di ko ñaawlu xam nga situation fi mu ñëwee. waaw moo nekk situation boo xamante ni bu ñu waroon di daw la. dëgg la ndax tey jii li dee ci réew mi benn bakkan sax. moo ëpp doole tey lii ñuy wax ci réew mi. te gis naa ni tey rek yaa na ko juróom-benn nit faatu nañu. feebar baa ngi gën di. metti économique réew mi di daanu ñu war a woote booloo war a woote ànd tàppe xol yi juboo pour jéem a suqali suñu réew mais gis naa ni am na ñoo xam ni bëgguñu réew mi suqaliku bëgguñu réew mi nekk ci jàmm bis bu yàlla sàkk ñu ngi créer ay affaires yoo xamante ni ak ay dil yoo xamante ni pour nañuy fexe ba réew mi am fitna pour jaxasoo te loolu yaakaar naa ne nekkul lu gën comme nag ñun ay kilifa diine lan dañuy njëkk sukkandiku ci kilifa diine pour alerte kilifa diine yi ñoom ñu wax ci beneen bi ay homme politique la yoo xam ne askan wi ñu tànn ñu nekk Assemblée nationale ñu koy def ci tuumaal ko suñu moroomu député yoon def na tamit ñun ñu ànd ak moom jàppale ko ndax ñaar tax na benn boo sukkandiku ci diine war na laa may comme gisuloo amul ñenn ñu fekkee loo xamante ni man loolu wér na kon ñun dàq na loolu wéru beneen bi koo xamante ni am ngeen jàmm muy sa xarit nekk ci ay tolof-tolof mu leer na ne lii ñu koy tuumaal dañ koy tuumaal pour complot nga nekk député comme moom nga nekk collègue am kooku yaakaar naa tamit la nga ci war a def mooy nga jàppale ko ci ñaar yooyu moo tax ñun dugg ci pour jàppale Ousmane Sonko ci combat bi nga xamante ni combat la boo xamante ni pour démocratie sax ci réew mi pour démocratie nekk ci réew mi pour askan wi am dal am jàmm ñu ko tànn nga xamante ni tey ñooñu ma tànn comme man ay population lan jox ko tey mu nekk 3e di 600 000 voix yoo xam ne ànd nañoo ak moom kooku yaakaar naa ne waruñu ko sàkkar fekk waruñu ko daaxaane waruñu ko ñàkkal ndax comme léegi moom moo nekk le chef de l'opposition ndax ki nekkoon 2e dem na kon kooku yaakaar naa ni am na lu mu tekki ci réew waaye moom am na ci lu mu tekki ci réew waaye moom ci déclaration bañ ko convoqué ci dibéer ga le 7 février dafa ne lii ñu may ki tuumaal ni loxo président de la république mi ngi ci biir loxo ministre de l'intérieur nan nga gisee. waaw xam nga loolu c'est un combat politique la xam nga man dama wax ni Macky Sall xam naa ko. wax dëgg yàlla Macky Sall sama xarit la. sama xarit la sama frère la. lu bare ba dañ ko waxtaan ci réew mi loo xamante ni tey askan wi xamuñu ko pour jàmmi réew mi. Macky Sall yëgul complot bi. yëgu ko woon. lii nii. yëgutoon na mi nga am mais ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall mais dañ ko bëgg a yàqal ndax boo xoolee 2 mois yi ci ginnaaw wax naa ni Ousmane Sonko bu amul sens dañu tas parteem dañu ko tëj ci kaso bi.
waxoon nga ko. waxoon naa ko 2 mois ci ginnaaw. waxoon naa ne leen tamit Sen TV ak Walfadjri avant 2024. dinañ ko tëj dañ ko tëj. waaw loolu de programme boobu noonu ci la ñu nekk. mais xam nga nit boo ko dee jàppale. doo ko dugal ci coono ak fitna. mooy jamono yi nii guddi yi may wax nii Macky Sall bu tëddee sax du nelaw. ndax Sénégal fi mu toll ci mbirum mbas mi économique nga bëgg indiwaat beneen coow boo xamante ni tey kenn xamul fu mu jëm. kooku kenn du ko def pour bëgg ki nga xam ne mooy sa njiit. mooy sa njiit. te man Macky Sall bëgg naa ko mais yéenewuma ko lu mel nii. yéenewoo ko lu mel mais est-ce que nekkul li nga nekk xaritam moo tax mu mel ni gars yi dañu jël benn vidéo bu xaw a yàgg génnee ko ne yaa ko wax président Macky Sall. muy la benn vidéo buy daw si réseaux sociaux yi. ñu ne nga ciy wax ni président Macky Sall na wax fu ñu tase woon méridien nangam sàgg. non xam nga loolu xam nga nit ñi dañoo mën a wax rek. mais man am naa sañ-sañ ñu génn ndax député la couvre-feu bi ñi tere ñu génn bokkuma si. bokkoo ci effectivement. mënumaa dox bëccëg ndax ñu bari fu may dem bëccëg it xàmmee na dëgg la mais am naa sañ-sañu di seeti ñi ma war a seeti guddi gi. Macky Sall dama ko waxee am na fu mu dajee woon ay 23h ci guddi. mais est-ce que xam naa wax naa moom la mu fa doon wuti wala man la mu fa doon wuti. xam nga wax bu amee. déggin moo am solo. effectivement mooy il faut que nit ñi bañ a. te rafet njort ci waaw nit ki lu mel nit ki si njort man ku ne xam na ni du ma dem fu yàlla tere. dëgg la te Macky Sall tamit loolu jàpp naa loolu quoi. mais waxin la boo xam ne mooy damay wax ni kenn ku nekk am na looy def di ko nëbb. effectivement. yàlla rek moo fi ne. fu ñu tasoon. ba may dal sama oto man di dawal bi ma ñëwee war dugg si kër gi gàddu ko ñoo wax ni ma Macky moo ne si biir maa ngi leen def leen ni man ma tourné dem gaara ne ba mu jàll ba mu pare. bi mu paree tamit romb ma yor bee amam bi mais kooku wàññiwul dara. dëgg la dëgg la la fa doon wut xaw ma ko la ma fa doon wuti xamu ko. xamu ko askan wi xamuñu. mais dëgg la. dëgg la waaw mais loolu wàññiwul dara. voilà mais loolu nag seen renva ak ay affaire ay xaw ma nangam yooyu bokkuñu. mooy wax ji mënoon koo wax mais jubluwuñ si wax ju ñaaw. dëgg la mooy damay jublu rek mooy kenn ku nekk am nga liberté. am nga dox say soxla yoo xamante ni askan wi nga xam ñoom ñoo la tànn xamul ni yaa ngi koy def. voilà beneen bi ci combat bi ngeen jàppale président Ousmane Sonko gis nañ ni ñu enclenché levée de l'immunité parlementaire mu nekk la nga xam ni ñu commencé bëri ci nguuru président Macky Sall. waaw mooy première ndax moom bi mu fi nekkee ba léegi def na ko juróom-benn yoon. waaw juróom-benn yoon bii mooy juróom-benn li nit bu mu bëgg a yëkkati mais ñu gis ni yéen opposition bi ngeen am taxawaay. opposé wu ci carrément lan moo tax parce que loolu dama jàpp ni kii bu normal la. xam nga règlement intérieur Assemblée nationale mooy permettre ni bu fekkente ab député ñi ngi koy topp. kenn amul sañ-sañu topp ko. mooy nga woo ko wala nga enquête ko wala nga jàpp ko te Assemblée nationale joxu la ci sañ-sañ mooy dindiwul mbaraanu kiram kooku député bi dañ ko def defuñ ko pour personne bi. mais dañ ko def pour député bi maanaam. liggéeyam. te du am benn tiitaange ndax xam na ni li muy liggéey nii aar nañu ko. mais du teeka ni daf lay wax ni lépp nga war def ndax li naan flagrant délit bokk si. ndax am na yoo xam ne boo ko defee loxo ci poos. loxo si poos. am na yoo xam ne boo ko defee automatiquement yoon def na ñu jàpp la. mais buñ la jàppee amuñ sañ-sañu siise la tant que Assemblée nationale dindiwul sa malaat du kiiraay. aussi loolu tamit moo si am wala nga démissionné. bon bu fekkente règlement intérieur dafa permettre dafa amaat aussi tamit leen lu mu santaane dafa wax ni ci article 34 ci règlement intérieur bi dafay wax lan mooy commission ad hoc boo demee 52 yi maanaam mu àggale ko. mooy dañ ne commission ad hoc bu mu taxaw dafay nekk fukki député ak benn. juróom-ñett yi ñooy jóge ci majorité bi ñaar yi ñooy jóge ci groupe beneen opposition bi. benn mooy jóge ci non inscrit muy fukk ak benn. mu ne nag pour mu taxaw il faut fukk ak benn yooyu daje. pour que ñu taxawal ko wala ñu wote xam nga buy taxaw bu ñuy wote dañuy wote dara. mais juróom-ñetti kese mun ko wote. bu fekkee juróom-ñetti kese nga xam ne majorité bi kese la amuñu sañ-sañu wote ko mu valable tant que woowuñu ñi nga xamante ni tey ñooy yeneen membres yi bu fekkee nanguwuñoo ñëw nag. ñoom mën nañ ko def constat après wote ko. xam nga loolu kon jox na ñee cër. kon loolu mooy li nga xam moo nekk ci commission ad hoc bi. te député bu fekkente ni tey dafa wax ni dañ lay topp pour dindi sa malaat du kiiraay daal di wax ne am na sañ-sañu ñu may la yow ñu déglu la.
mais booy ñëw am nga sañ-sañu àndaale benn avocat boo xamante ni moom assemblée lay nekk député comme yow mu nekk sa avocat. su boobaa commission bi ad hoc bi membre yi si nekk kenn ku nekk da nga jël kàddu nga ne ko man lettre bi ma jot jóge ci procureur de la république. est-ce que nekkul lettre boobu moo indi problème parce que ñu ngi léegi naan lettre bi x la wax. lan la demee ak yow nan nga ci xalaat ak ni nga xalaat la nga wax aussi dañ koy tenir à compte ci rapport bi. pour bu nee plénière bu ñu ko liiree yeneen député yi nga xam bokkuñu ci woon. ñu xam bu fekkente ni ñoom seen diggante ak yàlla kese ñoom ñoo tax ñuy wote. dana ne lii nga xam moom la député bi wax bi ñu tuumaal ak lii nga xam moom la kii mu àndal wax. man jàpp naa ni kat lii waruñu si jënd malaanu kiraay bu fekkee député yu am indépendance la mais xam nga député Sénégal amul indépendance député yëpp maanaam député Macky Sall seen député maanaam député des bojo bojo laa ko tudde sax ndax ñoo xamante ni tey c'est une majorité mécanique. nga ne sëriñ bi la la fi doon sax maanaam fi doon ni sax corona bi duggaan na foofu fi doon ni corona bi duggaan na foofu xam nga duggaan na ensemble waaw am nañu corona foofu de loolu rek moo lay wan ne la réew mi fi doon ni député yi buñ sumbee dal rek yàlla wan leen seen bopp waaw maa ngi ñaan ñu corona démb ak bëkk démb ñoo ñu ngi doon dégg hôpital yàlla may leen ñu tane loolu mooy li nga xamante ni moom mooy sax mooy il faut que ñu sàmm assemblée xam nga assemblée dafa nekk lieu démocratie institution boo xamante ni tey heure bu ñu ko jamee rek dafay met ndax dafay des archive te ñun ñi ñu fi jiitoon nekk suñuy waajur ak ay mag yu fa liggéey bu am solo bàyyi ko fa ñun bu ñu ñëwee gis ni ñoom nii ñu doxale ni daawuñu ko doxalee dafay nekk loo xam ne dafay metti si ñun ñaareel bi mooy li ñuy dindi mbalaanu kiraay député dafa bari te amul benn njariñ ndax boo xoolee rek mbalaanu kiraay député yi ñu dindi woon tey ñi ngi seesa conseil des ministres am na ñu nga xamante ne ñu ngi ay direction générale waaw am na ñoo xam ñi ngi seesa conseil des ministres am na ñoo xam ne ñoom tey ñooy président de commission te dindi woon na seen mbalaanu kiraay te ñi ko dindi woon boobu ñi ngi ñoom tey ñooñu gën leen a fort ci assemblée kon moo lay wan ni la am na yoo xamante ni il faut que ñu bàyyi xel gis nga yàlla mooy cëral ku nekk yàlla mooy fal ku nekk yàlla dafa dogal askan yu ñëpp ñu dem wuti ñun may nañu lii may nañ ñeelee demaa nañ wuti jox nañ Macky Sall pour mu def 2e mandat askan wi ñoo ko tànn mais askan woo ko tànn nan xam ne yàlla moo dogal loolu mais nag li am solo mooy yow bu la yàlla tànnee jiital la da nga fexe ba matal la nga xam moom moo tax yàlla tànn def ndax xam nga ne Macky Sall gënul nit ñi dëgg la dàqul jàng nit ñi wallaay am na gënutub judd nit ñi mais lu tax yàlla seppi ko si ñu tañ ko mais bëgg-bëggu yàlla la kooku nag daf lay war a doy yow mi nga xam yow la yàlla defal loolu ngay xool loolu nga delloo njukkal yàlla ci jaamam yi ndax yàlla ku yërëm jaam yi mu yërëm la mais tey dégg nañ la assemblée ni da nga ne sa kii di sa frère te bokk jiite groupe parlementaire bu libéral bi nga bokk ne pour mu démissionner ci commission ad hoc bi lu tax waaw lu tax mooy xam nga nit ki bu fekkente ni da ngaa bokk ak moom man sëñ Cheikh sama mag la ñoo bokk bàyyi sama xarit la deretu ñu boole mais du parti ma gis ni ki nga xam moom la bëgg a défendre nee na si commission bi nee na bëggul mu défendre ñi mu àndaloo ñëpp banan muy Cheikh Bamba Dièye ak Grace mais moom lan la fay def man Ousmane Sonko man maa ni bëgguma nga dem nga bokk ci commission bi ndax yow boo ci bokkul ñoom bu ñu dajee du valable ndax commission bi bu ñett yi demee mu des juróom-ñeent bu ñu defee wot boobu du mën a compter su boobaa maanaam dinaa mën a jël léegi requête boobu jox ko sama avocat ñu yóbbu cour suprême mais kooku boo ko xañee kooku noonu dafay mel que da nga ànd ak ñi. dafa mel ni dafa nekk wax buy dellu si ndax ba ñu fiy voté loi bu bees kii bu bees régime bu bees bi. waaw da nga leen doon xaar ñoom waa PDS pour ñu ñëw dugg say requête. xam nga moom ñoom ñu bañ. waaw ñoom ñu mel ni lu bañ quoi. waaw bii paa nga mel ni luy waxaat lu mel noonu. waaw xam nga bon député bi da nga am liberté xam nga lan laa du tënk moom la mu wax mooy moom wax na sax si presse bi nee na. Ablaye Wade moo ko joxul ndigal mu baax. moo ko joxul ndigal xam nga loolu tamit dafa doy waxaate bi dafa doy waar ndax yow moom malgré que boo jiitee groupe parlementaire da ngay sukkandiku ci leader politique yi. mais leader politique yi am na yoo xamante yow yaa jël sa responsable. yow yaa nekk assemblée. waaw effectivement. man nga waxtaan ak ñoom de mais bu jël décision de yow yaa jël sa décision bopp. ndax tey man ci parti laa bokk muy bokk gis-gis. mais li may wax askan wi tax ma ngay wax. dëgg la. te li may wax dafay tax nit ñi gën a xam parti bi ma bokk. dëgg la. mais néew ma damay wax suuru parti bi. dëgg la.
ndax bu may invité kenn du ma invité en tant que Cheikh Abdoulaye Bokk Gis Gis dañuy invité Cheikh Abdou Bara Dolly en tant que député assemblée nationale. te li tax mooy ma loolu li may taxawal askan wi moo tax loolu ngeen di ko def. mais bu mu fa nekkoon comme yeneen député yi kenn du ma invité may wax. loolu am na loolu am na kon loolu ni ku nekk yow yaay am loo xam ne yaa ko xeex bu mayal ko sa bopp. mooy tey bu fekkente ni àdduna yëpp ñu ngi seetaan man ma indi ay proposition pour ñu attaquer benn loi pour ñu casser li nga xamante ne mooy. loi 69 bi. ngeen duñ ko def ndax Abdoulaye Wade moo leen tax ni du ngeen ko def. tey même chose Ousmane Sonko ñëw ñu bëgg a dindi balaa nu kii raaya mënu leen din bàyyi leen commission bi ñee bàyyi yow doo bàyyi nga ne Abdoulaye Wade moo wax du ma bàyyi. mais kooku su boobaa nit ñi seen xel day gën a teey. surtout bu ñu fàttalikoo. voilà kiiw lettre Abdoulaye Wade bi. mais xam naa daal loolu bu semaine passée lettre lettre bi ni nga ko dégg laa ko dégg rek waaye li ma xam daal mooy jaam bu nekk da ngay nangu dogalu yàlla. instant bii nii. Ousmane Sonko la yàlla dogal. ci jamono yi askan wi xale yi. topp ko kooku yàlla moo ko dogal. dëgg la mais beneen xam naa ci loolu la ñuy jeexale sa diggante ak président Pape Diop ndax fan yële mooy après kii dafa mel ni dañu déggoon ay nit yu bokk ci seen parti xaw la égratigné tuuti am lu ñu la tuumaal affaire yi est-ce que loolu. muy comme lan. ñi doon wax ni dafa am daal lu ñu la fi tuuma lu ñu fi doon wax ci yow. après ñu doon wax ni dafa am xaalis boo xamante ne da nga ko luubal affaire yooyu est-ce que sa diggante bu président Pape Diop mi ngi mel ni mu meloon ba léegi parce que dañuy gis ni booy wax sax doo koy faral di tudd. waaw xam nga yooyu bay wax la rek xam nga sax bu ma laajee Pape Diop sama xarit la. Pape Diop mooy sama leader ci parti bi. sama xarit la sama doomu ndey la. Pape Diop li ñuy ànd man ak moom li ma xamal ko ñu bokkal day bàyyi xamul nu ko sax. sama confident la. dem rek déggante nañ téléphone. loolu ngay wax nooy affaire tuuma xam nga bi nga ko waxee yàgg na am na ñu tontoon mooy ñooñu laa ko bàyyeel c'est-à-dire loolu lépp Antoine Diome mi ministre de l'Intérieur. moom ma waxoon ni ma am na ñoo xam ne daan bokk sa parti ñoo xam ne daan la attaqué xam nga kon ñoom moo nekk seen ginnaaw. moom moo la waxoon Antoine Diome mii ministre de l'Intérieur fekk na ma plénière mu ne ma am na ñu bokk sa parti ñoo xam ne daan lay attaqué Mbàkke. xam nga kon xamoon na léegi. pour xam na ni man maa taxaw Touba pour xañ Macky Sall pour mu gagné. ñu bëgg yàq sama crédibilité ci Sénégal ak ci rajo yi. tax ñu yebal ñooñu. dafa mel ni li Ousmane Sonko di voilà saar boobu la xam nga man kenn du mu tuumaal ci yooyu. ndax xam nañ fi may teg sama man xam naa fi may teg sama ba pare Touba ni sama ginnaaw. sëñ Mountakha mooy sama waajur. sëñ Mountakha moo ma jàngal moo ma yar ci daaraam laa nekkoon mooy sama waajur te fi ma nekk sëñ Touba laa fa nekkal. sëñ Touba nag kenn du ko nekkal fenn de pare de ragal. lépp lu ma def ba ngoon jotee dinaa ko rendre compte sëñ Mountakha. état bi xam na loolu ci man. moo tax am na loo xam ñi mu ko def ci man. moo tax ñu wax yële ay. moo tax ñu génn léegi ay nit yoo xam ne dañuy yàq sama der mais xam nga ni man maa sut ay 5 millions. man bi nga xamante ni mbas mi dugg na juróom-ñett fukki millions génn naa ko dimbale ko état Sénégal. sëñ Mountakha bi mu njëkkee joxe maay ki njëkk a joxe 5 millions gouverneur Ndar sama xaalis bi boppam du xaalis ci parti. maa yóbbu 4 millions 500 ci inspecteur bi nekk maanaam Mbàkke ci mbirum éducation ak ay sel sama xaalis la. lu xaalis ci parti. dëgg la ma yóbbu téeméeri junni alxasar bi sëñ Mourtala nga xam fa laa doon jànge ak ay sel ak ay yooyu sama xaalis la du xaalis ci parti. jënd maanaam 10 tonnes ceeb ak 3 tonnes suukar adjoint préfet moo ñëwoon bi ma koy joxe Touba mais sama xaalis la du xaalis ci parti. génn 1 million de masques joxe 1 million de masques 70 millions la. kooku du xaalisu parti sama xaalis la. mais kooku kan laa ko defal état laa ko defal dafa ko julli di. kon jàpp naa ne yooyu dafay wax nekk wax yoo xam ne wax yu yàqu lay doon. man tey man damaa miraas sama bopp jox ko Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa laa gëm lu ma am Sëñ Tuubaa la. Sëñ Tuubaa lay noyee. dëgg la. Assemblée nationale bi ma fa duggee ba léegi bu may tàmbale Sëñ Tuubaa laay tàmbalee. loolu yaakaar naa askanu Sénégal waruñu maa mënuñu maa fay ci loolu. maay kii njëkk taxaw assemblée ñaana xalifa général des mourides mu yàgg fi te wér. dëgg la. doo ko tàmbale sama discours. dëgg la malgré am na ñoo xam du leen neex. du leen neex ndax sëriñ bi moom wax mu ne ma foo nekk nekkal fi Sëñ Tuubaa foo nekkal Sëñ Tuubaa nekkal nga fa Alaaji Malick nekk nga fa Maam Omar nekk nga fa keneen nekk fa julli yëpp. dëgg la ñoom ñëpp benn ma ñëpp benn la ndax ñooy suñuy maam. dëgg la ah dëgg la bi Tiwaawoon soxlaa maa njëkk a yëkkati 1 million joxe si jumaa ji
dëgg la mooy sama première tàmbali. te dinaa defaat deuxième bi. kooku kan moo tax ma di ko def. ah sa bopp nga ko defal ndax sa kër maam la. kon bu ma gisee ay bojo yoo xam ne tekkiwuñu dara te ban ko waxee ba léegi waxaatuñu. waaw lan la ñuy wax man sëñ Touba ma fal parti falu ma. dëgg la sëñ Touba laa àndal. askan laa àndal. mais te fu ma jëm ëllëg tamit sëñ Touba laa fi àndal te bu ma demee. élection bu ma di doon bu ma tànn taxawee laaj Touba daan ma tànn. dina la maay gagné conseil département élection yi député yi ñëw nii bu ma nekkee ci liste bi damay jàll bu ma nekk ci liste bi dinaa créer liste pour damay jàll. mais beneen bi da nga fi waxoon ni gars yi li ñuy laam-laamee ci suuf 3e mandat Macky daf ko bëgg. waaw daf ko bëgg waaw. Macky Sall xelam mi ngi ci 3e mandat man mii di wax ak yow contact nañ pour ma jàppale leen ci. pour 3e mandat. pour 3e mandat. waaye yow loolu doo ko gisee. waaw du ma gisee mooy du am. du fi amee de. Macky Sall du am 3e mandat ci réew mi pourquoi bañaloon ak Ablaye Wade conso mayu ko pourquoi am bëgg ko nangu. waaw li ñu bañal Ablaye Wade war ñu ko waaw mais xam nga yooyu sax moo di ay caaxaan gis nga moom li mën a dalal xelam mooy lii mu teg yépp ci suuf mu sedd bu fi jógee kenn bañ ko topp bañu topp mu njabootam. bu ëllëgee ñun buñ gañee réew mi opposition wala moom ki mu fi teg bu gañee ñu proposé ko mu jiite ONU. ñu jox ko ay ndomba tànk yu am solo muy liggéeyal askan yu continuer liggéeyam. dëgg la Macky dama ko yéene loo xam ni bu demoon ba nekkatu président de la république ñu def ko euro national du Sénégal. ndax moom mooy liggéey na fi. dëgg la mais am na ñoo xamante ne jigéen nañ Macky Sall ñoo xam ne dañ ko yàqal tey gis nga li boo frère bi wax tey. waaw. kooku dafa jàppale Macky Sall. dëgg la ndax xam na ni lii ñu tuumal Ousmane Sonko du dëgg. waaw Adama Faye. tey tamit xam na ni mook Marème ñoo bokk ndey ak baay. Marème am na lu ko naqari trop. ndax tey bu sañoon réew mi am jàmm. ndax jigéen gu jàmbaaree ngi noonu. jigéen gu baax a ngi noonu ku jullitee ngi noonu. mais situation réew mii nii kenn ku nekk bëgguloo sa jëkkër àgg fenn fii. te jigéen la mi ngi toog si sëyam di sëy waaye li am solo mooy Macky Sall man mii nga xam maa mën a wax ak moom. ma nekk xaritam. mu nekk sama grand nekk sama xarit. ñëpp toog mu ne leen ma sama xarita nga nee toog. Moustapha Niasse ñëpp toog mu ne leen man maay xaritam. dañoo yàgg. dëgg la président daal bu demee ba si mbooloo toog mu ne kee mooy sama xarit duy caaxaan. am na fu mu ko def malgré que ànduma ak moom ci politique. Pape Diop laa àndal. mais sama xarit la dama koy assumer. sa xarit la yaa ngi koy assumer. askan wi tamit. li nga xamante ni moom laa sax mooy kenn ku nekk am na loo moom am na lu askan moom am na lu seen mbokk moom. mais li ma moomal sama bopp nag Macky Sall sama xarit la. sa xarit la waaye réew mi nag moom. li mu moom amoo ci xarit mais fi ñuy daanelee mooy wax nga ko léegi li nga def ci mbas mi. 1 million de masques ay tonnes ceeb gel xaalis 5 millions mais dañ ne mbas mi ñàkk yi ñëw na te ñu bëri sceptique ban appel ngay lancé pour ñi war a ñàkku ñi. man daal la may wax mooy bu ñu bëggee ñëpp ñàkku ñu Macky Sall dem ñàkku ci. waaw yóbbu Moustapha Niasse mu ñàkku. Idriss Seck ñàkku. Aminata Mbengue Ndiaye ñàkku. ministre yi ñàkku. député yi ñàkku. ñu dem si kilifa di ñu ñàkku bu ko defee askan wi yëpp mën a ñàkku. bu ñu ko deful tamit dañuy nax seen bopp. ndax ñàkk yi wóoru. ndax président de la république bu am ñàkk bu nekk yow yaa njëkk a ñàkk. gis nga boo jëlee Amérique président baa njëkk a ñàkk. adduna bi yëpp kay. kon nag Macky Sall ñàkku yi ñëw na. na dem ñàkku te bañ a ñàkku Sénégal nag ñàkku yi jóge si. ba pare ministre bi nga xam moo yor ministre de la santé. moom neen suba day ñàkku. mu leeral ñu. est-ce que dañoo jënd maanaam vaccin yi wala dañu koo may. ak question bu jar a laaj la de. na man dinaa ko def question orale assemblée nationale. dinaa ko yónnee question orale pour que mu ñëw leeral assemblée ñàkk yi fan la ko jëlee. ndax moom si Twitter am un mois bi si ginnaaw nee na siin may nañu 200,000 doses. après mu supprimer. moom moo wax loolu. supprimer ko waat ko. ni dañu koo may après mu supprimer ko. tey mu ni dañ ko jënd 2 milliards et quelque. 2 milliards,2. loolu bëgg naa mu leeral ko. ba pare. aussi ñu gis ne yeneen dëkk ñu may leen 200,000. dinaa bind tamit à partir de suba ambassade Chine bi représenté fii en tant que ma qualité député représentant peuple pour que mu wax ñu ñoom est-ce que ñàkk yi dañ ko jënd wala jënduñu ko. dëgg la bu fekkee dañ ko jënd aussi nañu wan facture bi ak transition bi. ndax aussi mbir dafay leer. dëgg la aw askan doo leen nax. surtout alalu askan surtout alalu askan bi. loolu moom il faut mu leer. bu ko leerul tamit bu fi jógee dañ ko leeral. waaw honorable député Serigne bi ñu ngi Serigne Abdou Bara Dolly ñu ngi lay gërëm di la sant
di kontaan ci dalal bi ñu dalal sa kër. waaye di kontaan ci waxtaan bi ndax am na solo. jërëjëf di bàyyi la nga tàggoog njaboot bi di sant askan wi. di ñaan kilifa diine yëpp. sama borom defal leen jàmm. alhamdulilah di ñaan mbas mi jóge ci réew mi. mbas mi jaaxal naa dina bépp ah. ndax benn métti na météo goo xamante ni fi ñu toll nii may wax ak yow rek daanaka 2 semaines yi def naa test juróom-benn yoon. ndeysaan man fu may dem damay def test. te 2 semaines nekkuma ci réew mi. loolu xaalis la boo xamante ne xajoon na ci réew mi te ñëpp mun ñu ko def. dëgg la. tey jii maanaam boo xoolee daanaka 300 400 personnes dana def test par jour kenn ku nekk 40 000. ci benn institut boo xam ne France ñoo ko moom. kooku tamit am na corona business am na de. am na de voilà maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp super merci. jërëjëf ji ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci dalal bi ñu dalal suñu mbokk internet yi mu nekkoon suñu invité Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké moo nekkoon suñu dal si gan si seen émission gan moo nekkoon suñu gan si émission gan gi di leen jox dig daje beneen i émission.